su tarixa xaadiriya xalif ba fa nekkoon di Cheikh Aya moo génn àdduna mi daa ngi xew ci guddik samedi jàpp dimanche ci weer wi di kon guddik biig la ca Nimzat ci Mauritanie moom ci boppam di Cheikh Aya Aydara moo fa nekkoon wuutu woon fa ki nga xam si moo doon Cheikhna Bounama Aydara mu nekkoon nit juróom-ñetteelu xalifa tarixa tija li nga xam mooy kon xadriya ñu yëkkati kàddum njaal ak ziar di ko jébal mbooleem umma islamique bi rawatinam tarixa xadriya dañ ñëwaat ci wàllu gurme incha allah ca na mu gën a yaatoo xabaar yi woy lu jëm ci ndox yu bon yi ball ci biir capitalu Sénégal Ndakaaru Njaay mi ngi jàllaañoo jaaxal ñu bëri gox yu baree bari fu mel ni Gueule Tapée bokk na ca foofee daanaka mes naa wax ni gàllankoor dëgg la ñuy dund ña ngay koy dund ndax xet gu naqari gaa ngay jollim ñenn sax dem nañ ba dañuy toog seeni kër ndax gën day jafe lool ñu ngi sàkku kilifa yi dox ca nam gën a gaawe ba mën leen a seppi ndox mam gëstub Mamadou Sy reportage. ndox mu boni saa su nekk ñu ngi koy seen ci mbedday Gueule Tapée rawatina fii ci penc ci bile gox askan bi fa yeewoo di xamle ni lu ni mel metti na lool ci seen dundu ñenn ñi di xamle ni mënatuñu nooy ndax xet bu bon bi. jafe-jafe gi daanaka moom laa dëkkee bés bu yàlla sàkk damay obligé di teggi fu ne ngir bañ a jaar fi nga xam ne ndoxu taataay fa lañ nekk lii moom metti na loolu. invivable am nag tur fii day taa ndox Chérif Aïdara fii lay def jànga mi fii la gars yi di jullee àjjuma wax nañ ba sonn téléphone nañ oto bi ñëw laal fee tool bi dafa dem ba màgget. école élémentaire El Hadj Kodou Ndiaye moom itam di jànkonteel ak bile jafe-jafe ndox mu bon bi daanaka ci buntu école bi la nekk donte direction bi def na kéemtalaay kàttanam ngir ut ci saafara waaye ba léegi mbir maa ngi wéy. ay at nii ci biir école bi ak ci yëpp léegi sax da ngay xëy pour nga dugg ci école bi problème la xale yi dañuy mujj tëmb ci ndox mi ay xale la ñu yor nekk fii dal donc moo tax ñu jéem nañ jël waaye parce que fexe bu ne jéem nañ vraiment. askan bi nag ñu ngi sàkku ci nguur gi ak maire bi ñu def seen kéemtalaay kattan ngir rek ñu defal leen ay canalisation yu baax. maa bëggoon autorité yi vraiment ñu jàppale ñu ci loolu ñëw defaral ñu canaux yi ngir yëf nekk loo xam ne ci fàtte la ba faw. président ak Sall ay ñaan dimbali ñu defal ñu lii nekk Gueule Tapée poos yi ak régal yi. ndox mu bon bi nekk ci Gueule Tapée jural na ay jafe-jafe yu bari ñi fa yeewoo ñoom ñi lee jàpp ne ab danger la ci seen gis-gis seeni doom mën nañ cee jële ay feebar moo waral ñuy sàkku ci autorité yi ngir ñu ut saafara ba lu ni mel mën a jóge ci Gueule Tapée. xibaar yi wéy jàpp leen ko CNRA mooy conseil national de régulation audiovisuelle mi ngi ñaawlu yenn ci ay doxalin télévision ci Sénégal rawatina weeru koor gi ay yenn plateau yi am Babacar Diagne ñaawlu ko lool dem na ba naan fi mu toll nii dafa jot journaliste yi taxaw dem ci wàllu guddi jël xeex bi def ko seen xeexu bopp ndax nag ay sanction ki daan rek mënta tax mbir lu jënte kum jokkoon na ca ak Mamadou Gueye Kassé. li ñu gis léegi musiba la te kenn tey ñu koy def wéeru ko fenn wéeru ci xam-xam wéeru ko ci li ci amoon ñun ñoo bàyyi ñooñu nekk ci plateau yi ñun CNRA suñu rôle xam nga am nañ pouvoir de coercition mais kenn mënul dëkk ci tëj ak dóor dañu war a waxtaan bi professionnel li ñu war a def maa ngi koy wax lu bëri li ñuy gis léegi nii daal jëmul fu baax ndaxte ñaam xam-xam bi war liggéey bi dañu ko bàyyi jox ko ñoo xam alors la ñu fay wut ci plateau yi du pour suñu liggéey seen yëf bopp la ñu am seen jëm bopp la ñu am seeni objectif bopp la ñu am seen yoon te ñun suñu profession respecté wuñu ko jéemuñu ko
yoon nekku ci waaw ñun amoon nañu ay journaliste nekkoon public ak yoon bi nekkoon privé mais dañu respecté woon doon seen biir di seet seen liggéey mu yem seen puusandoo jëm kaw mais li am léegi moom du jëmul fenn ci la ñuy jëm am na invité yoo xam ne yi ba leen am ci sa place li ñuy wax yow amuloo ko am xam-xam ku leen mën wetti mais musiba lay nekk te loolu mooy ak bateau doon kàddu Babacar Diagne moo ŋànk CNRA xabaar yi wéy ñu wax ci mbirum dem bi ak dëkk bi ginnaaw TER fi mu toll nii nguuru Sénégal mi ngi ci pexe ba yokkaat li nga xam moo di autorail bi diwaanu Thiès Tambacounda ñu war ko gën a daal di defaraat tamit digganteem ak Ndakaaru lu ni mel moo tax jot na ñetti ci ay wagon yu mag li ñu pee locomotive ni bopp saxaar yi la mu jël ci koppar ëpp na $1 milliard CFA lu ni mel ba ñu koy jot kilifa yi taxaw noonu teew ci wàllu gu ni mel jàpp ni war naa mën a jural lu sakkan ci koom yombal dem beeg dikk bi ñu xuus ànd ci ak faram fàcce ak Isidore Alexandre Sène. machine yi ngeen di gis ci atelier de maintenance bi daanaka ab diira ngi nii doxut naka noonu yenn ci locomotive yi. nit ñi sax seen yaakaar dafa tasoon ni chemin de fer dootul doxat mais Kimberly Touré en toute sincérité bi mu fi ñëwee dafa dundalaat suñu yaakaar. bon bi mu ñëwee teg ci plan bi ne dafa bëgg léegi en premier lieu saxaar gi di jóge Dakar di dem Tamba mu wut ay machine fële Afrique du Sud ñu liggéey ci liggéey bu mucc ayib depuis boobu ba tey ñu ngi ciy liggéey bon ba machine yi ñëw nañu léegi mu ne nag léegi machine yi tamit il faut mu am ay wagon yu ko long wagon yi yëpp ngeen di gis mooy wagon plat yi wagon yi ñoom ñooy jël conteneur yi quoi wagon yi yëpp Dakar la nekk Bel Air en premier lieu mu ni léegi ce qu'on va faire mooy de rapatrier les wagons ñu ñëw à Thiès. bi nga xamante ne nag teg nañu di société nationale des chemins de fer ñoom ñu soobu ci liggéey wi ñu daal di defal li nga xam ne moo di machine yi teg ci tamit ñetti locomotive yi nga xam ne ñu ngi ko jëndee lu mat $1 milliard ci francs CFA. chemin de fer fi mu tëddee mooy fi train bu mujj bi fi mu yàqu foofu la chemin de fer tëddee bi mu tëddee foofu la mettitu port de Dakar commencé parce que benn train juróom fukki camion ak juróom benn train mooy juróom fukki camion ak juróom. lu ëpp fanweeri at a ngi nii société nationale bi mësuta jënd li nga xam ne moo di locomotive buñ sukkandikoo ci ñi ko ŋànk. La dernière fois que le Sénégal avait pu s'équiper en locomotive, c'était en 1985. Et je précise qu'en 1985, c'était quasiment un don. jëwriñ bi ñu dénk lii di réseau ferroviaire bi di rafetlu bu baax a baax taxawaay bi nga xam ne de waa société nationale des chemins de fer amee nañ ko. tey dafa nekk bis bu mag ci Sénégal bis bu mag ci chemin de fer parce que dañ fi ñëw tey pour réceptionner ay locomotives yoo xam ne njiitu CFS bi ñuy wax Kimberly Touré bi mu ci dalee liggéey yàgg na ñu ko ci félicité di ko encouragé vraiment def na ci liggéey mag ba ñu am tey locomotive yi di wax ne depuis 1985 ba léegi dañu am ay problème équipement te loolu moo gën a demal activité transport ferroviaire bi. relance bi nga xam ne nag jëmee nañ ko ci li nga xam ne moo di chemin de fer bi dana tax sax portu Ndakaaru gën a nokki. port de Dakar ni ñu ko bindee boo duggoon léegi ci port bi nga xool di nga gis raay yi dafa dugg ba ci quai yi maanaam mën nga wàcce marchandise teg ko ci wagon mu dem fi mu war a dem te camion du dugg ci biir dëkk bi donc loolu mu nekk vision wu port ñu bëgg ko doxal chemin de fer ñëw fekk ñu si loolu parce que bu fekkee ne port daf ko bëgg def rek moom du mën a dem mais bu fekkee ne ñun dañu am vision boobu chemin de fer ñu indil ñu ay locomotive kon li xale yi di wax wokk bu dajeeg gasi la ci lu njëkk ligne Dakar Thiès moom la ñu njëkk a jëmmal laata ñuy soobu ci ligne bi nga xam ne moo jóge Ndakaaru dem ci région bu Tambacounda. jaajëf Isidore Alexandre Sène yemoo ca jot nga taataan kàddu ko Mame Mbaye Tounkara mooy secrétaire général ministère wala syndicat bi ñu dénk wàllum raay yi di syndicat bi nga xam ne mooy si mooy itam kàddoom jot naa jib neen lii bu amee bu sottee dana gën a yombal dem beeg dikk bi ca itam dana dekkalaat mbirum chemin de fer ci biir Sénégal yi ñu tawlu. li ñuy wax rek mooy alhamdulilah parce que tey xel dalaat ndax li ñu naan gis wet bokk président waxoon nañu ko dinaa résilier contrat bi dinaa mettre en place di def dinaa leen accompagner à la relance de cette entreprise tey ginnaaw bi ñu sante yàlla ñu ngi koy remercier parce que tey lii boo waxoon def na ko
li ci des rek mooy ñun en tant que liggéeykat yàkkamti nañu woon amaat suñu matériel outil de travail parce que ku xam chemin de fer xam ni ci entreprise yi njëkk ci Sénégal la bokk yàgg di accompagner économie Sénégal du point de vue emploi du point de vue environnement social taxawam feeñ na ci commune Port bi feeñ na ci tali bi accident yi gis ngeen ni mu bëree woon kon tey bu machine yi ñëwaat dañoo jàpp rek ni suñu liggéey taxaw nañu pour matal ko pour que accident yi ak bi ñu accompagner leen à ce que ñu delluwaat fa ñu nekkoon démb soqali liggéey bi yokk emploi bi ndax xam nga chemin de fer teewul liggéeyukaay la boo xam ne dafa mën a jël liggéeyukaay ay liggéeykat yu bëri ndax lu jëm ci wàllu defar raay bi entretien matériel bi rek lu mu bon mën na jël lu tollook ay téeméer junni nit donc kon tey bu dee lii taxaw na xale yi seen xel dal surtout xale yi Thiès ndax boobu ba léegi namoon nañu li demoon na ba Thiès amatul woon benn société bu taxaw pour accompagner la jeunesse thiessoise et sénégalaise kon tey bu lii amee dañuy jàpp rek ni emploi dana amaat ensuite dina suqali économie. ginnaaw mbirum raay bi ñu waxtaanee mbirum pajo gi ci biir Sénégal ginnaaw gi ko àdduna këm soxna sa ci woon ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye boon ca Louga coow li ba léegi jeexagul colonel bi di médecin militaire di Massamba Diop kàddoom jot naa jépp ci wàllu gu ni mel nekkoon na fi tam directeur hôpital Dantec la mu xam ne mooy nañu tey nag ndax coow li bañ na waaye faaw ab rapport mooy tënk wax ci ana yan anam la soxna si génne àdduna leneen tam lu jëm ci mbirum li lu tolluwaayu paj mi ci Sénégal ak hôpitaux yi Sénégal yi nee na am na luñ ci war a yokk donte ay jéego am na ñu xus ànd ci ak faram-fàcce Ibrahima Ali nekkul lu tukkee ci càmbar wi nga xamante ni mission wu màkkaanu jóg ñu dénk wàllum wérgu yaram bi becc nañu ko jëm ci anam gi nga xamante ni noonu la asu soxna gi ne àdduna mooy convaincre kon ki fi nekkoon njiital hôpital Aristide Le Dantec muy ay conclusion yoo nga xamante ni la moo xamle mooy ku jig njaak agent de santé yi la colonel Massamba Diop moom da ci bëgg def nank jàpp na ni lenn rek moo mën a leeral ni fi mbir yi demee woon muy maanaam li tukkee ci l'enquête wi nga xamante ni yoon ak yoona la muy kaa doxal jamono ji. je ne dis pas négligence puisque duma wax waxi négligence ndaxte jamono ji yoon mu ngi càmbar dossier bi yaakaar naa ni li tukkee ci juge d'instruction bi ci le procureur bi kon di tënku ngir xam doxaleen wu ci war a jël ci noonu le juge bi di jëlee kon daan yi ci war ak lu ci mënti am man daal bu ma sori. je me réserve le droit de commenter. kile moom joxoñ nañu ko baaraamu tuuma ba noppi wàcce ko ci poste ba mu nekkoon di ki fi nekkoon kon jiital hôpital Amadou Sakhir Mbaye ba ca Louga muy lu bettul colonel Diop mi tënku ci neen njiitu réew mi yoon may na ko mu tabb mbaa mu wàccee ku ko neex. lui qui nomme à tous les emplois civils. moom mooy tabb ku ko neex ndaxte yoon may na ko mu tabb bépp sénégalais bi nga xamante ni xarañ na ci poste yu mu yaakaar ni mën na ko doxal ni mu waree. décision yi mu jël nag du man maa koy wax ni baax na mbaa baaxul jëm ci agent yu ñu fa suspendre xëy na dogalub ndëgëndiku la balaa kon dëgg bi di feeña. pendant que la vérité soit éclairée. muy ab l'hôpital bu amul woy gu rafet depuis bi mbir mi xewee même bu fekkee ni ñoo ngi def liggéey gu mucc ayib muy lu muy leeral ci ay chiffres. selon les dernières informations que j'ai eues de la DRS. muy xibaar yu mujj yi ma jot kon tukkee ci DRS di direction des établissements de santé. bés bu nekk kon juróom-ñeenti accouchement la ñoo def boo ko fulee ñetti téeméer ak juróom-benn fukk nag daanaka dina toll ci lu ëpp ñetti junni accouchement at gu jot lu toll kon ci 28 400 consultations gynécologiques defal nañu ko askan wa fa te kenn dong moo fay génn àdduna. mu doon gëstu ak ganok jury du dimanche ak Antoine Diouf yëmu cëm colonel Massamba Diop jikkaat na ci moom fi nekk directeur hôpital Dantec bu Dakar gii sax nee na Dantec moom dañ ko war a toj tabaxaat ko def hôpital bu bees peq ñu ko moom ndax loolu sax lu tënkoon ci ay këyit la ñu teewlu ko mu faram fàcce ak Antoine Diouf. xëy na mbir mi ab décision politique moo koy réglé mais yaakaar naa ni faw ñu def ko ci sama xalaat dañu war a daaneel complètement hôpital Aristide Le Dantec def ko ab bërëbu fajukaay gu mucc ayib maa ngi fàttali ko ay jamono defoon nañu ab ngamlo ca Gor Jaarama ki ko jiite woon di professeur Baye Assane Diagne weneen wi ñu àndoon ci ak professeur Cheikh Tidiane Touré ak ñëpp kon ñi faroon ci wàllum paj mi ngir ñu xalaat kon ci anam gu ñu mënoon a amee l'hôpital Le Dantec gu yeesa boole woon nañu ci ñëpp même ñi nga xamante ni ñooy sàkku yeesalaat gi jamono ji waaye ba ñi furas mu doon colonel Massamba Diop di médecin militaire sant leen gërëm leen ci ànd bi ñun ITV li moo tëj xabaaru marax yi
ñaan leen ñu bokk dogu ci jàmm waaye ànd ak programme ITV ñu bokk fanaan jàmm itam jaa ngeen jëf.